ñi ngi may suivre fii ci Tabara TV di seen sama xarit yi nga xamante ni macha allah ñi ngi may chaîne YouTube boobu nga xamante ni mu ngi ci dëkk bi di def ay divertissement di def ay série ay sketch tey nag ma fas yéene waxtaan ak sama xarit yi Tan Bombé et ses amis maa ngi leen di nuyu bu baax di leen siyaar bu baax a baax a baax a baax a wax di wax ni man ak yéen tey ñooy ànd ci live bi waaw di leen jaajëfal bu baax a baax a baax nag yéen waa Sénégal di leen wax ni képp koo xamante ni bëgg nga suivre wala ngay gis yi nga xam ni moom la Tan Bombé di def mu jëm ci wàllu comédie ak tous les artistes comédiens ak ñi nga xamante ni tey mu ngi ànd ak ñoom ci wàllu comédie di liggéey par rapport ak li nga xamante ni mooy ay sketch yi mu doon def ci koor gi dina am ay continuité fii ci Tabara TV ma fas yéene ci ànd ak équipe bu Ndoguli incha allahu rabbi ñuy waajal yu rëy aussi tamit chaîne bi nga xamante ni mooy Tabara TV nekk ci YouTube bi ak Instagram bi mu ngi def ay séries yu am solo ñu koy wax Ceyli am na bu tudd Ceyli démb leen ko commencé diviser di wax ni dugg leen YouTube ngeen tàppe Tabara TV incha allahu rabbi ngeen abonné boo leen abonné di ngeen gis lu doy waar loo xamante ni macha allah ay comédie 100% ay divertissement ay film téléfilm yi série yi di ngeen ko seetaan ci Tabara TV en plus yenn xew yi am tànn béer yi muy côté divertissement dañ ci ànd ak yéen par rapport ak Tabara TV di wax ni képp koo xam ni fan sa Tan Bombé nga Tan Bombé da lay bégal ak artiste comédien yëpp bu fekkee dañ leen di bégal dugg leen biir Tabara TV ci YouTube bi ngeen abonné ndax di ngeen fa fekk toutes les vidéos macha allah man nag dama bëgg waxtaan ak yéen sama xarit yi dama bëgg kenn ku ci nekk boo amee looy commentaire wala loo bëgg a waxtaan ak man ayca je suis prêt pare naa macha allah yéenay sama xarit waaw kooku de mu ngi tudd Abu Sow déggoo mu naan ma kenn mu ngi niiloo waaw Abu maa ngi lay nuyu di la siyaar bu baax a baax a baax a baax a baax yow sama xarit nga nit ku baax nga waaw ñu ngi amante connaissance fii ci TikTok bi di wax ni waaw abonné leen ci Tabara TV macha allah mu YouTube ñuy waxtaan parce que am na émission bu tudd ñu waxtaanee ko mais tey nag damay waxtaan ak yéen fii nga xamante ni mooy ci TikTok bi ndax dëkk bi fait divers yi fi am mën nañ di ko waxtaanee ñun en tant que des jeunes fait divers yi nag gis nañ li fi xew ñu ngi wax ci wàllu Boy Djiné gis ngeen yi fi xew ñu ngi wax ci avion bi président de la république jënd yooyu yëpp war nañ ko mën a waxtaanee en tant que des jeunes ñu def émission bu am solo parce que man daf may neex may waxtaan ak téléspectateurs yi ñuy def émission parce que dama créer émission bu bees à partir d'aujourd'hui fii ci TikTok bi ma tuddee ko doy na waar nag maa ngi ko doon def foofee ca Géejawaay FM mais dama ko indiwaat fii nga xamante ni mooy Cissé te Sali waaw nee na Cissé mu ngi may nuyu bu baax a baax a baax a baax a baax Cissé man tamit maa ngi lay nuyu bu baax di la jaajëfal bu baax a baax a baax a baax waaw tey la émission bi tàmbali nag waaw chaque jour dinañ ko def pendant 15 minutes fii ci TikTok bi ak ci seen chaîne YouTube Tabara TV en direct waaw muy émission doy na waar nag li doy waar ci réew mi ñun ñëpp xam nañ ko muy li nga xamante ni moom moo lëmbe réew mi actuellement muy daw Boy Djiné bi ak suñu mbokk yooyu nga xamante ni may de passage ma leen di jaale waale àdduna di leen jaale waale képp koo xamante ni yaa ngi yëngu ci wàllu média muy ñooñu nga xamante ni ñoo nekk leeral tv.net yàlla moom leen ci accident bu metti boobu tey ci mission bu am solo aussi muy liggéey bu am solo tey ñooñu ña nga ca àjjanal firdawsi yàlla na leen yàlla yërëm tax xarale àjjana bu baax a baax a baax a baax waaw waaye nag du ma def lu dul ñaanal sénégalais yi rek di leen wax ni li doy waar ci réew mi ëpp na waaw doy na waar mais nag nan ko waxtaanee li doy waar buy Boy Djiné
Boy Djiné mi nga xamante ni rëcc na nee na daa rëcc waaw man lu tax prisonnier yëpp melul ne Boy Djiné man daal loolu yéem na ma aussi bëgg naa ñu waxtaanee ko daal gars yi commentaire leen ñu waxtaanee situation boobu parce que yéeme na doy na waar trop kon ba tey yéen a ngi ci seen émission doy na waar ngeen ànd ceeg Tan Bombé ci biir Tabara TV TikTok Tabara TV fële nga xamante ni mooy nun koy waxee sax mooy Instagram tamit da ngay def Tabara TV gis suñuy bagage YouTube da ngay def Tabara TV gis suñuy bagage Twitter da ngay def @Tabara TV gis yëpp bu fekkee site internet nga def www.wordpress.tabaratv.sn waaw foofu tamit da ngay suivre Tabara TV kon mbokk yi waaw kooku sama xarit la dugg na nee na comme un film oui c'est vrai comme un film waaw kii kan la kii lu angu wala ankir yow Abou Sow kan la Abou Sow nee na comme un film oui c'est vrai comme un film Abou Sow parce que li tax ma ni comme un film mooy ki nga xamante ni moom la ñuy wax Boy Djiné vraiment li am comme un film wax dëgg yàlla lu jara waxtaanee la kon mbokk yi ba tey yéen a ngi ci seen émission doy na waar ma bëgg ngeen ñëw ñu waxtaan kii nee na mu ngi tudd Jules César Fall nee na ma borom baax nga bilaay waaw àdduna mbaax rek am solo gis nga ku baaxul perte nga waaw fii ci àdduna képp koo xamante ni baaxoo perte nga ndax munoo def dara ñu fay la ko lu dul ak mbaax am solo kon maa ngi digal ñëpp na ñëpp baax te xam ni baax am na solo waaw kon ñu ngi seen émission doy na waar ñu waxtaan commentaire yi neex na nuyoo yi am na solo ñu ngi nuyoo mais gars yi dama bëgg ñu waxtaan ci li nga xamante ni moo xew ci réew mi di actualité nga xamante ni moom la Boy Djiné def ñu ne daa rëcc ba pare ñu gis ni ay interview yoo xamante ni xaw ma nag interview yàgg la wala yu bees la mais vraiment comme li sama waa ji wax muy Jules Fall nee na nee na borom baax ga Abou Sow nee na comme un film oui c'est vrai comme un film comme lu ñu réaliser wala ñu teg benn mise en scène waaw comme mise en scène te loolu wax dëgg fa yàlla lu jara bàyyi xel la waaw en tout cas doy na waar moo tax mu ngi tey ma ñëw ci seen émission doy na waar nag tey li doy waar ci réew mi lañ fas yéene waxtaanee nee naa leen nan ko waxtaanee waaw gisoo kii nee na franchement le pays va mal kooku moom moo ko wax muy Abou Sow ñëwaat ne franchement le pays va mal. Pourquoi le pays va mal lan moo tax dëkk bi di dox ci loo xamante ni wax dëgg yàlla dafay jaaxal askan wi lu tax loo xamante ni wax dëgg yàlla après day am rek askan bi yëpp jaxasoo ñëpp am problème pour lan parce que c'est des questions à poser lu tax ñu war a poser question yooyu lan moo tax parce que li am doy na waar kon seen émission doy na waar chaque jour dañuy teg ci table bi li nga xamante ni moo doy waar muy actualité mais nag li tax mu doy waar lu jara wax la lu jara xool la lu jara seetaat la parce que nag wax dëgg fa yàlla su demee ba nga xamante ni population bi kenn ku ci nekk yaa ngi jaaxle ci li ci am yaa ngi ci am ay jafe-jafe parce que vraiment lu doy waar la xoolal Abou Sow commentaire na nee na c'est un problème de justice bien vrai c'est un problème de justice mais loolu lan moo koy saafara dama bëgg bu ñuy waxtaan ñu waxtaan ci loo xamante ni après day am solution dañuy ut ay solution en tant que des jeunes parce que réew mi ñun ñoo ko moom c'est les jeunes qui doivent être c'est les jeunes ñoom ñooy sukkali réew mi ëllëg c'est les jeunes qui doivent développer le pays si le pays va mal c'est nous qui doivent soigner le pays kon ñun ñoo war a waxtaan suñu biir fii nga xamante ni mooy émission doy na waar nga xam ni lépp loo xamante ni dugal nañ ko fi lu doy waar ñu jéem a ut solution jéem a xool comment on va faire jéem a régler loolu parce que dëkk bi ñun ñoo ko moom il faut tamit ñu jël suñuy responsabilité en tant que des citoyens ñu xam ni c'est nous qui appartient le pays dëkk bi ñun ñoo ko moom kenn moomu ko ñun ñoo ko moom ñi nga xamante ni ñoo nekk ci dëkk bi ce sont des politiciens mais politiciens yi ñun ñoo leen fiy teg ñoo leen fiy jëlee kon am na loo xamante ni bu ñu bàyyi di nësal wala di xalaat wala leneen ak leneen parce que tamit am na loo xam ne après si ñun ñëpp lay répercuté wu xoolal gars yi ñu ngi wax ba léegi
Abou Sow ñëwaat na nee na c'est un problème de justice. Oui c'est vrai ki nga xamante ni mooy Touba di moom suñu waay di suñu ami ci TikTok bi mu ngi nuyoo nee na Sali ñu ngi lay fay bu baax a baax yow moom nga xamante ni yaa tuddee sa TikTok Touba 81 parce que yow aussi tamit dara nga ci réew mi ndax fa nga nekk di Touba tamit dafa am part bu am solo ci réew mi kon mbokk yi waaw yéen ba tey yéen a ngi seen émission doy na waar li doy waar ci réew mi ñi nga xamante ni fekk wuñ li nga xam ni moom mooy débat bi muy thème bi mooy que li dal Boy Djiné wala li Boy Djiné def wala li tax Boy Djiné ñu ne rëcc na loolu laa bëgg ñu waxtaanee ko tey parce que tamit lu intéressant la loo xamante ni askan wi war nañ ci am ay solution wala ñu am ci lu leer loo xamante ni dinañ ko mën a teg suñu loxo wala dinañ ko mën a xam waaw ñëwaat am na ku ñëwaat muy Abou Sow nee na c'est que justice moo dëgg ci affaire yi politique waaw c'est possible parce que tamit loolu mën na nekk mais loolu aussi tamit du yoon bu fekkee loolu moom moo am du yoon parce que tamit réew mi du réew moo xamante ni dañ ko war a bàyyi mu nekk réew moo xamante ni asaaloo asa bombe la réew mi du asaaloo asa bombe réew mi ñun ñëpp ñoo ko bokk dara bu bàyyi fàll ku nekk sa morceau ngi ci kon dama bëgg ñu waxtaan ci réew mi li nga xamante ni moo fi am ci seen biir chaîne ak ci seen biir TikTok Tabara TV seen chaîne YouTube Tabara TV ak chaîne Instagram Tabara TV ñëpp nañ dem abonné ji ci Tabara TV muy TikTok YouTube Instagram Facebook ñu abonné te xam ni toutes les actualités dañ koy waxtaanee à partir d'aujourd'hui 20 minutes fii nga xamante ni mooy seen chaîne Tabara TV ñu waxtaanee tout ce qui est actualité ki nga xamante ni moo dugg si waat muy Jules César Fall nee na le pays va mal pourquoi moi le Sénégal c'est notre pour moi le Sénégal c'est notre fierté je vois que les manques d'éducation est le premier. Si, c'est vrai. Moustapha, qui est Jules César Fall. Tu as bien dit. Parce que réew mi éducation moom mooy doxal réew mi maanaam nit ñi ñu dund éducation vraiment parce que tamit éducation bu amul ci réew moomu day dellu ginnaaw moo tax ma ne sunu réew ñun ñoo ko mën a defaral sunu bopp kenn du ñu xaar kenn di ñu ko defaral parce que ñun pour ñu defar suñu réew il faut ñu njëkkee am éducation parce que nit ki boo amul éducation sax ñi nga xamante ni ñoom nga nekkal duñ la respecté te ñun normalement wax dëgg fa yàlla population bi danoo war a am éducation bu baax a baax donte ni am na ñu ko am waaye nag ca ñama ko war a wax ña nga xamante ne amuñu éducation ñu yokk éducation bi ba nga xamante ni tey autorité bi dinañu mën a jox cër comprendre ñun ñu jox ko cër parce que autorité bi moom daf ñoo war a jox cër rek ñu jox ko cër waaw parce que tamit nit la comme ñun te fa mu ne ñun ñoo ko fa teg kon éducation lu am solo la dans la vie waaw am na ay messages yu commencé tampe ki nga xamante ni aussi mooy Ndoye Baye Zal moom mu ngi wax mu ngi ne très intéressant oui c'est très intéressant mais soxla nañ xalaatu ñëpp bu ñu sañoon kenn ku ci nekk da nga war a dugg ñu waxtaanee ko fii nga xamante ni mooy Tabara TV Instagram fi nga xamante ni tey moom mooy Tabara TV TikTok fi nga xamante ni mooy Tabara TV YouTube nga xamante ni dañuy waxtaan carrément ci li nga xamante ni moom moo xew ci réew mi muy tey thème bi mooy Boy Djiné lu tax mu rëcc ak rëcc bi lan moo ko waral tey loolu moom mooy waxtaan bi parce que loolu moom mooy thème bi fi nga xamante ni mooy seen TikTok Tabara TV Facebook Tabara TV Instagram Tabara TV fi nga xamante ni tey moom mooy YouTube Tabara TV ñu mën di ci waxtaan saa su nekk ci li nga xamante ni moom moo lëmbe réew mi tey nag li lëmbe réew mi seen émission doy na waar comme ni ma ko daan defee rajo Guédiawaye FM noonu laa koy defee léegi chaque jour fii nga xamante ni mooy Tabara TV en direct kon gars yi gis nga sama gars yi ñu ngi commentaire bu baax a baax Ibou ñëw na nee na ziar naa la ki nga xamante ni mooy Touba 80 moom nee na abonné na noonu la da ngeen di abonné ci chaîne bi muy chaîne YouTube bi da ngeen di abonné ci TikTok bi comme ça ñuy ànd ak yéen saa su nekk gis nga waaw Touba nee na billaay dafa leer wii dafa leer parce que on n'a pas intérêt amuñu intérêt boo xamante ni dañuy wax loo xamante ni amul wala dañuy sos dañuy wax li nga xamante ni moom moo am ci suñu réew tey bu ñu waxee émission doy na waar danoo war a wax li nga xamante ni moo am ci suñu réew waaw kooku moom la ñuy wax Mouhamed Dal Moustapha nee na ziyaare Mohamed ñu ngi lay ziar bu baax a baax
di la jox sa wàccuwaay. bëgg naa nag ànd ak yéen ci waxtaan bi, yéen ñi nga xamante ni yéen a dugg di commentaire, kenn ku ci nekk mu indi xalaatam ñu teg ko fii ci table bi ñu waxtaanee ko, ma wax ko maa leen di jottalil man maay jottali képp koo xamante ni am nga xalaat rek boo ko commentaire rek maa lay jottalil. Je suis la voix du peuple, je suis la voix du peuple. fii mooy Tabara TV fii la lépp di leeree. fii mooy Tabara TV ci TikTok bi fa lépp dafay dugg, dafay leer foofu. Instagram tamit Tabara TV dafay leer. YouTube Tabara TV lépp lu waay soxla wala lu ñu war a waxtaanee dañ ko fay waxtaanee. kon mooy ni ma leen koy waxee saa su nekk rek, chaque jour 20 minutes dinañ ko am par rapport ci li nga xamante ni mooy actualité bi am. seen émission doy na waar, émission doy na waar nag ñëwaat na biskin tey fii ci Tabara TV. j'ai des messages, maa ngi jot ay message xam naa sama gars yi la ak ñi bëgg a participer te seen tour du génn, mais nag dafay baax ñu dugg ci direct bi ñu waxtaan. kenn ku ci nekk wax li nga xamante ni moom la mbébét wala moom la bëgg wala li nga xamante ni bëgg na ko def ci réew mi. c'est très important, nous sommes nous tous des fils de ce pays et que on doit faire toutes les choses dans le pays. waaw sëñ Moustapha Bousso moom ñëw na de, nee na waaw sëñ Moustapha waaw sëñ Moustapha waaw bi am na ci solo, mais waxtaan bi da koo gën. waaw da koo gën. damaa bëgg daal ngeen commentaire yi ñëpp kenn ku ci nekk ci li nga xamante ni moom laa dugal comme thème nga waxtaan ci. waaw Mouhamed Sakho nee na bonsoir mon frère et bon courage à toi. merci beaucoup Mouhamed. ñun duñu tàyyi di wax, duñu tàyyi di waxtaan ak askan wi, parce que c'est ça loolu moom mooy suñu mission. parce que dans la vie képp koo xamante ni juddu nga rek dafa am mission boo xamante ni moom la yàlla def ci yow nga war koo jàllale. Seydina Mohamed dafa ñëw dawal mission am, yonent yi fi jaar yëpp kenn ku ci nekk dox sa mission, kenn ku nekk ak mission bi nga xamante ni nag moom la yàlla mooñaaleel. waaw ki nga xamante ni kooku Amath Diallo la, moom biir Tabara la bokk, mu nee na macha allah am na solo, tout cœur avec Tabara. waaw tout cœur avec Tabara TV. moo tax ma ni leen gars yi nañu abonné, c'est très important, parce que am na ay programme, am na chronogramme yoo xamante ni ñu ngi koy waajal bu baax a baax ci biir Tabara. Tan Bombe mu ngi ñëw ak équipe ndogul yi ñu war a waajal tabaski, waajal ay sketch. am na sketch bu dugg démb ñu koy wax cey lii, dugg leen ngeen seetaan ko. da ngeen koy am chaque mardi ak chaque samedi, muy waa troupe xalima ñoom ñoo ko def ànd teg Tabara TV. kon li doy waar ci réew mi ba tey ñu continuer. ki nga xamante ni mooy Jules nee na li ma gis mooy yar daa am solo ci réew, prison yi ak tali yi ñoo yam, homme de tenue daa war a respecter, dañ koo war a respecter. oui c'est vrai, gis nga suñu homme de tenue yi ñoom la ñu am. réew mi tey bu demoon ba metti homme de tenue yi la ñuy gis. vraiment li nga wax dëgg la, kon dañ leen a war a jox cër, dañ leen a war a respecter. waaw ñoom it ñu respecter ñu, parce que le respect est réciproque. loolu moom dëgg la, loolu wax nasaraan la mais dëgg la. kon dañoo war a respectante, kenn ku ci nekk jox sa morom cër, mais nag wax dëgg fa yàlla ñoom ñun ñee leen a mën a tatagal, parce que nit sa armée yow yaa koy teg ca kaw, ñu doog koo teg ca kaw. yeneen réew yi nga dendal ñu teg ko ca kaw, réew yi newul fii ci Afrique sax yow yaay tax ñu teg sa armée ca kaw. kon ñoom it nañ leen jox cër bu baax a baax. waaw kii nga xamante ni mooy Mouhamed Sakho ñëwaat na, nee na moi je trouve que tout le monde doit être comme ça. oui c'est vrai, ñun ñëpp dañoo war a mel nii, parce que surtout les porteurs de voix, surtout les messagers, dañoo war di waxtaan ak askan wi, parce que c'est très important ñuy waxtaan ak askan wi ci yar ak teggin, ci li nga xamante ni teey la ak li nga xamante ni dañ ci ànd ak dal ak jàmm, parce que tamit waxtaan dafa am solo ci lépp. kii nee na sa numéro mën naa ko am wala waaw après dinaa la ko envoyé Mohamed daal Moustapha après dina am ku la ko envoyé léegi incha allahu rabbi ci sa TikTok par message nga am ko. c'est possible ñëpp mën nañoo am numéro bi, parce que mooy li ma leen wax sànq, ñun yéen lañ fi nekkal suñu demee ba nga xamante ni créé nañ ay chaîne, créé ay ci réseaux sociaux bi fu nekk ñu am fa ay boîte, c'est pour que ñu gën a dugg ak askan wi, ñu gën a dugganteeg suñuy fans, ñu gën a waxtaan, parce que il faut ñu ràññee aussi Tan Bombe bi nga xamante ni moom moo nekk ci sketch ndoguli, ak Tan Bombe bi nga xamante ni moo toog di waxtaan ak askan wi par rapport ak li nekk ci boppam, parce que c'est très important. képp koo gis muy nekk di bégal askan wi rek xol bi dafa rafet.
waaw te wax dëgg fa yàlla man maa ngi kontaane leen sant naa leen gërëm naa leen. Mouhamed ñëwaat na nee na sa numéro mën naa ko am wala si mën nga ko am Mouhamed bul hésiter sax mën nga ko am. tan naka waar cool waaw cool waar mu ngi cool mais nag nañ waxtaan gars yi dugg leen maa ngi gis vie mu ngi yokk nit ñaa ngi dugg di seetaan. nit ñaa ngi dugg di seetaan direct bi mais dañoo war a waxtaan c'est très important gars yi nañu waxtaan li nga xamante ni moo xew ci réew mi actuellement muy li nga xamante ni moom la Boy Djiné li ñuy wax ci Boy Djiné ne daa rëcc ci kaso bi ba xam nan la demee ak lan moo ko waral ak yan message lañ ci mën a am ak ñun nan lañ ko jàngatee en tant que population bi. ki nga xamante ni mooy Kapi Diaw nee na sali ça va Kapi maa ngi lay nuyu di la siyaar Kapi Diaw yow it ça va bien alhamdulilah ñu ngi lay siyaar bu baax a baax di la jox sa wàccuwaay ki nga xamante ni aussi mooy Mouhamed Sakho ñëwaat na nee na moi je trouve que c'est le Sénégal qui gagne c'est vrai Mouhamed c'est le Sénégal qui gagne nous tous li ñu bëgg mooy Sénégal gagné ñun ñëpp li ñu bëgg mooy Sénégal am ndam Sénégal dox ci yoonu jàmm Sénégal dox ci yoonu wu mu war a dox démocratie am fi lépp am fi ñëpp am jàmm c'est très important parce que jàmm moo gën loo gis ci àdduna nit lu mu am ci àdduna te amul jàmm amul dara kon jàmm moom moo gën loo gis ci àdduna kon yéen waa Tabara TV yéen ñi nga xam ne yéen ay seetaan Tabara TV muy auditeurs yi ak téléspectateurs yi ñu ngi fii nga xamante ni mooy Tabara TV di studio Tabara TV ñu ànd ak yéen ci li nga xamante ni mooy seen émission doy na waar nag di ngeen ko am chaque 20 minutes fii nga xamante ni mooy TikTok Tabara TV Instagram Tabara TV YouTube Tabara TV et Facebook Tabara TV. À partir de demain inchallah dinañ alimenter toutes les boîtes comme ça foo leen dugg rek da ngeen koy seetaan même encore une fois maa ngi leen di wax ne leen on a beaucoup de boulot à faire surtout ñun ñi nga xamante ni nous sommes des messagers aussi nous sommes devenus un producteur et un entrepreneur ñu ngi am chaîne YouTube bu tudd Tabara TV na ñëpp dugg na defal thème bokk waaw xam nga thème weesul Aziz Seck waaw kooku Aziz Seck la damaa naroon a tàggatoo de mais est-ce que duma ñamaat tuuti parce que gars yaa ngi daw di ñëw de Aziz def naa thème bi mooy Boy Djiné mi nga xamante ni tey ñu wax ni dafa rëcc ci kaso bi te xamuñu lan moo tax mu rëcc ak rëccam lu ko waral ak rëccam lan la mën a affecté ci réew mi loolu moom la ñuy waxtaanee kon def naa thème bi mu ngi noonu naa leen bàyyi kon ngeen développé leen dugal naa thème wax naa ko waxati ko te ba léegi kenn waxatu ci kenn waxagu ci ki nga xamante ni mooy Mouhamed nee na moi je trouve que c'est le Sénégal qui gagne oui c'est vrai c'est le Sénégal qui gagne waaw kii dugg na naka tan ndaka waar mais comme que tey lañ doog a démarrer émission doy na waar kon tey muy Tan Bombe et ses amis loolu lañ fi bind Tan Bombe et ses amis kon yéen ñi nga xamante ni yéen sama xarit maa ngi leen di jox dig daje demain incha allahu rabbi à partir de 21h fii nga xamante ni mooy seen chaîne YouTube Tabara TV fi nga xamante ni mooy seen Instagram Tabara TV fi nga xamante ni mooy seen TikTok Tabara TV ñu fas yéene àndaat ci beneen thème beneen thème waaw def naa thème kooku dugg si nag waaw gis nga sama gaa yaa ngi daw de waaw gis nga de kii nee na waaw mais lii ëpp na gars yi li ngeen message dafa ëpp de waaw gisoo waaw xoolal lii waaw yow message daa mujjee bari de Bamba nee na ziar naa la mbër waaye Boy Djiné presse bi moo ko defar presse bi moo ko defar loolay lan Bamba yow doo bindaat li nga bind ñu xool waaw ki nga xamante ni mooy Gora Thiouz dugg na nee na l'évaluation de Boy Djiné oui l'évaluation de Boy Djiné Mohamed nee na toutes mes félicitations mon frère oui félicitations waaw Cheikh Diouf nee na kon man wax kan moo man wax man mënuma wax de kon mën nga wax kii nee na ça va waaw ça va bien yow Abdou sama mbay ça va bien ki nga xamante ni mooy Ibou Diaw nee na naka mu tan oui tan Ibou Diaw tan a ngi nii rek ci jàmm sant yàlla bu baax a baax Ibou Diaw ñu ngi lay siyaar bu baax di la kontaane bu baax Mohamed Moustapha nee na borom ñaari tur yi loo ci wax loolu suba la xam nga ni man tan dawuma yoole parce que je suis un porte-voix et un messager
dawuma dara incha allahu rabbi suba thème bi borom ñaari tur yi la incha allahu rabbi à partir de 21h kenn ku ci nekk indi ci sa xalaat waaw Batle mu ngi ne Sali waaw Sali Batle ñu ngi lay siyaar bu baax a baax waaw borom ñaari tur yi sama gars yi suba dinañ ci waxtaan mais bëgg nañ kenn ku ci nekk bu fekkee yaa ngi ñuy suivre nga def benn vidéo nga envoyé ñu ko comme ça fii nga xamante ni mooy Tabara TV di Instagram di YouTube di Facebook di TikTok ñu mën ko faa dugal ñu mën ko waxtaanee après kon ñu ngi wax képp koo xamante ni suñu fans nga wala suñu nit nga waaw ñëwal nga ñëw bokk ak ñun waxtaan bi muy seen émission doy na waar nga xamante ni dañ ciy ànd ak yéen tous les jours du lundi au vendredi dañ ciy ànd ak yéen à 21h ci Tabara TV comme ça ñu mën a waxtaanee lu bari mais képp koo xamante ni bëgg ngaa bokk ci waxtaan bi dama bëgg nga def vidéo waxtaan ak ñun wax ñu li nga gisee réew mi ak ni nga bëggee réew mi doxee bu soobee yàlla ñun dinañ ko jël dugal ko ci suñuy plateforme incha allahu rabbi waaw kii nee na tan doo abonné si man maa ngi lay suivre waaw dinaa abonné ci yow yéen ñi ñëpp di suivre bu soobee yàlla dinaa abonné ci yéen kii nee na tan bonjour ça va bëgg naa la wallaay maa la raw jaara faal jarga faal maa la raw fuuf wax dëgg fa yàlla maa la raw képp koo bëgg rek bëgg na la waaw kon mbokk yi mu ngi noonu comme ni ma leen ko waxee képp koo xam ne bëgg nga participer si émission bi suba defal sa vidéo nga envoyé ñu ko thème bi borom ñaari tur yi la ñuy waxtaanee incha allahu rabbi à partir de 21h merci big up peace and love jaajëf. chaque jour léegi ngay gis 500 000.